asalaamaaleykum sama mbokk yi asalaamaaleykum la communauté culturelle euh, asalaamaaleykum ñëpp donc dama doon participer ci élan de solidarité bi nga xamante ni maa ngi koy seetlu fan yi artistes yi jëmale ko ci sunu xarit di sunu frère Djidiack Diouf. Djidiack kenn warantewul utilité am ak njariñam ci sunu biir métier mi. Djidiack taxawu na ku nekk, jàppale na ku nekk, dimbali ku nekk nag nit koo xamante ni générosité am foo ko natt romb na ko. waaye li nga xamante ni nag moo tax élan de solidarité bi jóg mooy dëgg du romb ay nopp te Djidiack defu fi lu war a tax ñu war ko mën a téye depuis 4 mois ci prison bi ci période boo xamante ni période à risque la, période de vulnérabilité la pour ñi nga xamante ni dañ leen a teg ci seen place. du yoon ndax tey gis na ne suñu benn journaliste suñ ko tooñee journaliste yëpp ay àndandoo jóg, suñ tooñee benn avocat yëpp ay jóg, suñu laalee benn commerçant ci marché yëpp ay commencé jóg. waaye léegi lu tax ñun artistes yi bés bu yàlla sàkk saa yi ñu jàppee suñuy nit, xëy na peut-être ñi nga xamante ni ñoom la seen loxo gudd ñooy nekk fii di def ay relation pour que ñu mën a jéem a restaurer justice. néewunu bu kenn def yoon, waaye yoon dafay nekk yoon bu équilibré, citoyen bu nekk nga jox ko la nga xamante ni moom mooy cëram, moom mooy wàllam. yoon warut a nekk yoon à double vitesse. gis nañu ñu ne fi bàyyi ñëpp ci loo xamante ni kaa yoo xamante ni moo gën a garaaw foofu kaawu Djidiack Diouf. lu nekk gis nañ ko fii ci Sénégal, mais je crois que dafa am loo xamante ni nag dafa jot ñu jóg, dafa jot ñu taxaw, dafa jot toute la communauté culturelle, waxuma la musiciens yi mais képp kuy artiste, képp koo xamante ni mbër la, ñun ñëpp ñu jóg waxandoo ci benn kàddu. nan bàyyi Djidiack. accusation képp lañ ko jàppee, accusation kenn jàpp ko sur le fait de flagrant délit ni rien du tout. accusation parce que nit a wax ñu téye ko fa boobu ba nëgën yi. mais xanaa Djidiack citoyen sénégalais la, même su fekkente ni dañ ko doon élargir sax ba noppi nag mettre ko sous condition sous contrôle judiciaire sax à la rigueur, mais Djidiack dafa am ay mbokk, Djidiack dafa am soxna, Djidiack dafa am doom, Djidiack liggéeyam ci boppam mu ngi taxaw. donc am na loo xamante ni je ne pense pas que ñun ñu war a toog koon ne di ko seetaan. mën na noo ñaan ñi nga xamante ni xëy na peut-être ñoom am nañu ndogal, am nañu xalima boo xamante ni xëy na peut-être mën nañu cee jàppale. ndax ku nekk xam na ni Djidiack kenn condamné wu ko. Djidiack dafa nekk ci li nga xamante ni moom mooy en détention provisoire. détention provisoire loolu li nga xamante ni moom moo ko tax a jóg moom mooy au moins assurer disposition wu ki nga xamante ni moom la ñu jiiñ sa présence non seulement ci loxoy autorités yi, mais aussi protéger ko pour éventuellement ci toute agression wala loolu moom moo indi détention provisoire. mais loolu dalul Djidiack parce que Djidiack nit lu jàmm la, nit ñu ñi la, ñëpp a ko bëgg. donc dama bëgg daal ñu ñaan certes, mais nag aussi ñu yëgal képp koo xamante ni rek autorité nga, képp koo xamante ni kilifa nga, que ni artistes yi kontaanunu te artistes yi nag jot nag ñun ñëpp ñu jógandoo benn yoon ba képp koo xamante ni yaa ngi xoqatal benn membre artiste wala nga ciy jéem a nga jéem a def dara ci loo xamante ni jaaduwul, artistes yëpp nañ jógandoo bañ ko. parce que nag ay sénégalais lañu, ci société bi lañu dëkk te da société bi nekk nu fi rek pour di ko décorer. am na fi njariñ boo xamante ni am nañ ko fi. wasalaam. salaamaaleykum Sénégal, maa ngi nuyu sénégalais yëpp di leen ñaanal jàmm ak salaam. daa am benn affaire bu am importance bu may ñëw di wax pour ngeen déglu bu baax li may wax. vidéo bi may naa leen ko yéen borom site yi ngeen partagé ko après, parce que daa am affaire yu bëri yoo xam ne moo ngi am, mais Sénégal ñu ci bëri dañu yaakaar ne comprendre nañ te comprendre ñu. lii am nii ci kaw
ki ñuy wax Djidiack li am ni ci ñu yaakaar ne ci kaw Djidiack comprendre uñ ko gars yu bari comprendre nañ ko mais dama ciy def vidéo pour que Viviane Chidid nga xam ni bu duloon ak Djidiack kenn waxatul say mbir ci Sénégal ba koy wax ci àdduna bi bu duloon ak Djidiack di nga dëkkee lu métte ba carrière doo ko tal ma citeel la bi ngay jógee ci Bouba Ndour di tàggoo ak Bouba Ndour am na ñoo nekkaloon am na ñoo ci tàggool am na ñoo ci àndal ba tey lépp mooy dem ba mu des histoire loo xam ne nit fekkee na ko nit gis na ko nit dégg na ko moo ngi fii bul yaakaar nag ni tekk bi am ni yëpp dafa am lu nit ñi di dute wala yow peut-être gars yi xamuñu ñi mer nekk sa ginnaaw bëri na torop te am na foo tolloon dañ la waroon war di jàppale di la taxaw bi ngay bàyyanteeg Bouba Ndour am na ñu ko xam ne ñoo xam ne jàpp nañ benn wax bi dañ la ko waxoon ne la bés bu ma la bàyyee nga torox Djidiack bokkul ci ñi la seetaan lu ne dal na la fi ci diggante bi sëy nga fi ak diw tàggoog moom sëy ak diw tàggoog moom man mii bokkoon naa ci ñi attaqué woon Djidiack man di ko xas na ko waroo seetaan Viviane muy daanu ci condition yu mel nii man bokkoon naa ci te man dama daan toog suñ borom won ma taxaw ci internet bi wax ci yow bu ma jaralee ma jël sama 100 francs saraxe ngir lan ngir sa doom yi sant Ndour moo tax ma doon ko def de mais def mu ko pour yow de ngir say doom moo taxoon ma doon ko def Djidiack dama daan taxaw ak moom barke salatul fatiha mu ne ma Modou yow doo nit ma ne ko bul ma waxati loolu ma ne ko man li ma am xam naa ko li ma mën xam naa ko te du ma yàqal jaam parce que xalaatuma ko mais lépp loo gis ne gis naa ko du dëgg du yoon am naa sañ-sañ dugg ci lu ma ci am jël tey Djidiack mënu leen ànd sa carrière yépp lii arrivé ko dégg ñu benn yoon nga réagir dégg ñu Viviane dem na seeti ministre de la culture dégg ñu Viviane dem na seeti Youssou Ndour pour mu jàppale ko dégg ñu Viviane jóge na fi dem na ci ministre de la justice dem na seeti Macky Sall parce que Viviane sa tur bi nga am ba mu toll fi mu toll ba téye fi mu téye yàlla ak Djidiack la du yàlla kenn ku dul Djidiack loolu noonu ñu dem ba dégg mu tuddee la doom ñun yaakaar nañ ni am na benn lien parental bu am doole bu nekk ci biir li ñu gën a soupçonné loo mbiri mooy dañu mënu comprendre diggante bi ñuy jàpp Djidiack ay diggante bi ngay def sa conférence presse album am na ñu ma jot a waxal bi ngay def sa conférence de presse boo leen laajee ndax man wax naa ak ñoom danañ la wax naa ak ñoom man diggante bi ngay def sa conférence de presse ak bi ñuy jàpp Djidiack sorewul dara te album kenn du ko préparé ci ñaari fan album day teg projet di suivre projet boobu te dégg ñu benn yoon benn arrêt de contrat sa diggante ak Djidiack amul dislocation buñ ne fii am na benn problème bu am diggante Viviane ak Djidiack ba tax tey ñu war a toog tamit aussi di gis Viviane ñu jàpp manager bi koy manager fu mu dem moo ko fa yóbbu lu ma am yàlla ak manager ñu jàpp ko muy def conférence de presse te annulé wu ko kon projet xanaa teguloon ci ginnaaw album bi wala dafa am lu ko gënoon a taxaw ci ginnaaw loolu ba tax mënoo woon jox nopp Djidiack wala mënoo woon fësal sa diggante ak Djidiack li ko dal dina xëy leer ci kanamu sénégalais yëpp te lii boo ci doxul àdduna bi yëpp danañ gis ne war nga Djidiack te ko war ren ba déwén
mu jig la dañ la ko jiiñ jijak mi billahi laay waat billahi wallahi wa taalaahi bu génnee barke salaatul fati di ngeen tegal seen bopp bët lu bare lu ngeen mosul xam bu génnee mais boo nag ku ci doon jàpp jijak def ko sa benn xeexukaay di def la neex toogal di xaar nagam bu ko tëralee di nga ci am ndawal te maa leen ko wax yàggatul dara incha allah jaa ngeen jëf